salaamaaleykum maa leen di nuyu yéen ñëpp ci nekk sa tur sa sant di nuyu abonné yi di nuyu gars yi di nuyu ñëpp rek di leen sant di leen gërëm di leen wax ni gis naa encouragement yi di leen wax ni di leen sant vidéo bi tey seen émission contribution ñëwaat na ci seen chaîne WeShare TV chaîne bi nag comme ni ñu leen ko waxee woon rek dafa ñëw pour di defee des thèmes di waxtaan ci ay thèmes di waxtaan ci nga xam ne nii dafay soxal jeunes yi di waxtaan ci des problèmes yi nga xam ne nii dafa am Sénégal mais aussi tamit pas n'importe quel problème dañuy waxtaan ci jikko yi di waxtaan ci li nga xam ne nii tey amal na njëriñ daal jeunesse bi buñ ko dégloo dinañ ci jëlee ay leçons yi nga xam ne nii tey buñ ci concentré woo dinañ mën a dem parce que seetlu nañ ni jeunes yi gars yi dañuy bëri na ay plateforme mais lañ fay def lu ci bëri du concerne jeunes yi à 100% ci li nga xam ne da leen di mën a pousser ñu doon ay entrepreneur ñu doon des personnes yi nga xam ne nii dañu am ay perspectives à l'avenir pour xool seen ëllëg nuñ koy doxalee. Donc vidéo bi jàll ñu ngi doon wax ci la jeunesse et l'immigration waxtaan nañ ci ay thèmes yu bëri waxtaan nañ ci lan moo ko indi waxtaan nañ ci conséquences yi waxtaan nañ ci ay solutions proposé woon nañ ay solutions donc nag chaîne bi loolu moo ko tax a jóg saa bu ñu indee thème rek buñ ci waxtaan dañuy proposer ay solutions pour gars yi di ci bàyyi xel ku ko mën a utiliser proposition yooyu noonu nga kii ko léegi nag contribution yi rafet na encouragement yi rafet na ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen wax tey seen émission contribution ñëwaat na pour indi leen benn thème bu ñuy wax la mentalité sénégalaise est un frein au développement. Donc loolu lañ leen indil tey Sénégal maanaam mentalité xalaat yi habitude yi doxalin yi day tere Sénégal développé te loolu seetlu nañ ko depuis bu ñuy ndaw dañuy dégg Sénégal nit ñi naan Sénégal du dem ñi naan Sénégal li xam ku ne ñu koy jiiñante ñi naan état bi la ñi naan religion bi la ñi naan tarixa yi la ñi naan jeunesse bi la ñi naan parents yi la ba léegi nii kenn nanguwul jël responsabilité am pour wax ni Sénégal fi mu toll nii tey bu ko dépassé wul diw ak diw la wala ñun ñii tey am nañ ci part de responsabilité. Donc tey loolu lañ ñëw pour waxtaanee pour xamal nit ñi rek ne ab réew moom mënoo ko tabax mukk bu amoon fukki président yu mel ni Obama wala ñoom président yi nga xam ne nii tey ñoo yor réew yi gën a kawe ci àdduna bi te waa Sénégal boolowuñ ñu jéem a fexe changer système bi fa nekk éducatif ndax système bi lépp yar gi ci kër gi ak yar bi ci école bi yar bi ci mbedd bi moo waral tey jii tey mentalité bi ñu yor tey looloo ko indi te loolu noonu yëpp faaw ñu xeex ko pour mu jóge fa pour tey mentalité yi changer pour tey ñu mën a wax waxu développement ndax bu ñu amoon même Obama bu ñëwoon Sénégal tey même résultat lay am lu ñuy wax rek parfois peuple bu nekk dirigeant bu mu mérité rek lay am te boo xoolee tey Sénégal tey caaxaan foo moo leen gënal lu ñu am ci la ñuy gën a discuter boo leen di wax dëgg sax wala nga leen di wax loo xam ne nii tey da leen di jariñ pour seen ëllëg yow duñ la faale dañ naan kii daa bëri wax kii daal day kaas rek xam nga ñoom loolu lañ lay tegal ndax loolu lu ko indi nag mooy li ma wax rek ci éducation bi la ci mentalité bi nga xam ne nii moo nekk seen biir bopp yi la pour ñu réussir tey pour ñu avancer tey ci nit ñi la war a tàmbalee ba pare mooy suñu gouvernement yi dañuy tabax ay tëli dañuy tabax ay entreprise dañuy tabax ay école mais loolu noonu yëpp lu ko jiitu mooy nga tabax nit ñi Mao Zedong bu mu bëggee defar Chine ci defar nit ñi ba seen jikko yi ba ñu xam ne nii ragal nañ ko ragal moom waxuma sax ragal mais respecté nañ ko naw bu nga xam ne nii tey lu mu leen wax dañ koy def ndax lan intérêt réew mi donc intérêt collectif le Sénégal manqué ak organisation. Donc esprit bi ñu yor mooy bopp sa bopp esprit bi ñu yor mooy mbedd buur la lu ma neex laay def mooy këpp sama mbalit sama foofu fu ñuy tere ñu tëpp fa mbalit nga këpp fa sa mbalit sa yoon nekku ci mbedd buur la maanaam esprit boobu noonu tant que sénégalais yi ñi ngi koy am ci seen bopp Macky Sall ak Sonko keneen ak keneen la ci am ku ñëw les mêmes résultats ngay am ndax lan population bi ci boppam amuñu détermination tey pour dépasser niveau boobu am population bi ci boppam dafa exiger wul lu nga xam ne nii lu kawe la niveau bu kawe la ci gouvernement bi lu muy exiger gouvernement bi bëriwul bu courant coupé ñu yóbbu pour courant ñëw la bu amee lu nga xam ne benn pénurie ñu yóbbu pour loolu ñëw la mais viser wuñ loin moo tax vision gouvernement mënul sori vision gouvernement boo leen jooyee ñu jox leen benn 10 000 wala benn xaalis benn somme jox leen ay vivres ngeen ci communiquer di ci wax du jour au lendemain ñoom ñi ngi fee di def seen i njuuj njaaj ci côté bi yéen ngeen sax ci loolu noonu ñu jox leen ko comme benn politicien temps yi bu nekk di saaga ñëpp xam nañ ko
bëgguma nekk di citer ay tur ak yooyu noonu mi ngi saaga ñëpp a ngi ci loolu mais scandale yi mu évoqué ci biir discours yooyu ci biir saagaam yooyu noonu scandale yooyu moo waroon ñor nit ñi lan moo tax ñuy jël ay jiw di ko jox ay politiciens ñu koy jël di ko jox seeni mbokk ak yooyu Sénégal lambda yi toog baykat yi toog xam nga mun ñu ci jariñu léegi après sénégalais yi dégg vidéo bi déglu audio yi am na ñuy def reetaan commentaire ci tooñante ci xam nga ne paa bi sadik la kii nangam xam nga pare nañ ci on passe à autre chose suba beneen scandale génnaat ñu nekkaat ci scandale boobu noonu avec ça ñu bëgg léegi réew mi dem wala lu xew ñu am ñu ne état bi la ñu jël responsabilité bi yëpp teg ko ci kaw état bi mel ni que yow doomu réew mi yow sénégalais bi yow amoo benn vision amoo benn xalaat bu nga xam ne nii tey war nga koo indil sa réew boo gisee chef d'entreprise yi nekk Sénégal yoo xam ay chef d'entreprise local lañ ay sénégalais lañ dañuy am benn problème bu ndaw ak benn sénégalais mën nañ ne jaay doole la mën nañ ne ama c'est loose parce que y a des problèmes yi nga xam ne nii yow boo xamul li ci biir bul témoigner yenn témoignage yi certes nag mën nañ dénoncer la nga xam ne ni mooy jaayante doole bi fa am comme li am récemment ci côté affaire sédiment bi loolu mais tamit nañu comprendre ne y a des gens qui font pire y a des gens yoo dëkkuñu ci réew mi tabaxuñ fa entreprise pour jëriñ réew mi seen bopp la ñuy jëriñ mais ñooñu bu leen comparer ñi am ci réew mi lañ dëkk lañ am fa lañ ko amee lañ am fa. donc problème bi lu mu mën a rëy tey nañu war nañ xam ne tey nit ñi tey au moins am na lu ñu liggéeyal seen réew am na lu ñu mës a defal seen réew lu nga xam ne nii tey waruñu koo fàtte parce que kenn bañul nga dénoncer kenn bañul bu nit jaayee doole nit nga wax ak moom mais tamit nga xam noo koy waxee nga bañ a toucher à sa dignité xam nga donc loolu tamit nañ ci bàyyi xel bu baax a baax bëri na comme ni ñuy wax Sénégal bëri na ay révolutionnaire ñi nga xam ne dañuy wax ci li nga xam problème mu réew mi la dëgg la loolu yëpp baax na mais aussi ñuy sóoraale nit ñi tamit ama ci benn côté bi donc leneen li nga xam ne nii tey mooy mentalité sénégalais bi nga xam ne nii tey moo ñu teree jëm kanam te nanguwuñu jël suñu responsabilité ñu ne problème bi fii la wala problème bi fii la chaque jour dañuy tourner autour du pot rek di xool lan la mun nañ ni éducation bi ci la bokk ci kër yi éducation école ci la bokk ak mbedd mi ci la bokk ndax parents yi ñi ngi def lu ñu mën ci kër yi ñi ngi jàngal jeunes yi ñi ngi leen di xamal lu baax mais diine ji tey dañoo seetlu tey lu ci bëri tey gars yi dañ koo bàyyi jël wàllu tubaab bi gën koo jox gars yi gën koo bàyyi pour mu gérer jeunes yi te école yarul école day éduquer day instruire dalay jox benn savoir bu ndaw yaay dem débrouiller li ci des nag yar buñ koy wax ci kër lay tàmbalee donc loolu yëpp nañ ci bàyyi xel te xam ne loolu noonu tey moo ñu topp ba léegi boo xoolee suñu système éducatif Sénégal duñ ñu jàngal ñi nga xam ne mooy suñu mag yu baax yi nga xam ne nii ñoo fa nekkoon maanaam duñ ñu jàngal carrément ñoom seen ngor gañ daan dundee fulla gañ daan dundee xam nga ak nangoo liggéey gañu nekkee woon ak nit ñu bëggee woon seen réew ba mu jaral leen woon ñuy jàmmaarloog tubaab bi di leen jox seen bakkan donc loolu noonu tey duñ ñu ko jàngal lu bref la ñuy jàngal date de naissance affaire lieu de naissance date de décès yooyu lañ lay jàngal bu ko defee yow doo xam si ñoom dara or que biographie ay Victor Hugo biographie ay nu mu tuddati ñoom Ronsard ñoom ñëpp yow da nga koy jàpp xam nga booy def littérature yooyu yëpp da nga koy jàpp seen i biographie jàpp seen i citation fu ñu la fëggee nga wax ñoom lii la ñoom lee lañ fañ jógee fañ soxee ko or que ñi nga xam ne nii tey ñooy des hommes de valeur ñi nga xam ne nii tey ñoo tax Sénégal doon li mu doon ñooñu noonu tey ñun duñu jàngaluñu carrément ñoom ñan lañ léegi ñun nag ñoo war a dem bu ñu demee ba xàmme ñun ñoo war a jug nag di gëstu yi ñooñu ñooy ñan te xoolal loolu après loolu mën naa ni perte temps lay doon ndax bañ la ko waree jàngal buñ la ko jàngaloon yow am na boo màggee leneen ngay tal maanaam di dox si seen i jëf ngay tal mais doo dem di xool ñoom ñooy ñan léegi nag boo demee ba màgg nag yow léegi instant yooyu sax doo am temps wu naan da ngay dem di gëstu kii mooy kii yow da ndax li ngay jàpp ne li nga jàngoon école doy na la xam-xam boobu moom ngay doxee moo tax nit ñi léegi Sénégal boo xoolee jaayante affaire moo fa am naxante ay dóorante yooyu ñoo fa am ama parce que liñ leen sol seen bopp yi la ca biir école ba nit da ngay mën a nax nit da ngay mën a teg di genre affaire yooyu dund ci kaw nit ñi su boo xoolee léegi tey métiers yooyu ñoo fa gën a dox caaxaan moo fa gën a dox foofu moo fa gën a dox nga xam ne ni yàlla namu ci dara te nit ñi tey jeunes yi tey laay gën a waxal jeunes yi dañoo commencé dem ba nga xam ne nii dignité amatu fa ndax ñëpp nee nañ dof-doflu bi mooy fay rek xaaral ma dem dof-doflu ji pour mu am dara mais loolu lu ko waral valeur amatul kenn rusatul sàcc pour jox sa yaay kenn rusatul dem taxaw di wax lu dul dëgg pour jox sa yaay
kenn rusatul tey dem taxaw di fecc pour jox sa yaay, kenn rusatul tey dem taxaw jaay sa bopp pour jël jox sa yaay, kenn rusatu ko. donc avec problème yooyu tey mentalité yooyu noonu tey dëkk bi nan la mën a avancer bu ñu fa tabaxoon ay château tabax fa ay palais dañ fa tabax ay gratte-ciel tant que nit ñi seen jikko yi changé wul ñu delloo seen xel ci yàlla amaat jom amaat fulla amaat ngor bëgg réew mi boo romee mbuus for ko dugal ko ci mbalit gestes yooyu ñuy xeeb di ko ñàkkal fayda gestes yooyu mooy gestu patriote gestes yooyu mooy gestu nit ki nga xam ne nii tey bëgg na réewam te loolu bu ko ñëpp defee réew mi day jëm kanam. imaginer ngeen dëkk si koñ tey yéen jeune koñ bi yëpp ngeen booloo doon benn koñ bi chaque dimanche ngeen ne da ngeen koy setal wala chaque 15 ngeen ne da ngeen koy setal mais koñ bi day set. koñ yëpp bu ñu defoon noonu Sénégal est-ce que Sénégal dina salte du salte mais jeunes yi léegi taluñu loolu ñu ngi tal des divertissements yi nga xam ne nii tey amulu leen benn njëriñ dañuy dem liggéey bu bëgg a dee am benn 2500 dem loué jige appartement ñoom seen kii ànd fa dem def seen i bagage yooyu noonu mu fiite dugg ci lu ma tufi ñu ciy bandi lu def affaire de gré mais après la ñuy comprendre ne lii nii ñuy def nii tey perte temps la woon yàlla bëgg ko yonent bi bëgg ko te dalay topp sa njaboot. donc faa ñuy sóoraale yooyu mentalité yooyu buñ ko dindiwul ci suñu bopp yi Sénégal li ma wax ci début bi rek Obama sax bu fa ñëwoon la même chose les mêmes résultats la ñuy am. donc nañ fexe defaraat jikko yi ba pare fexe defaraat jikko yi bàyyi soxorante bi bàyyi ñaanante bi ñu bëggante jàppante soppante di bokk ci koñ yi association bu amee nga dem bokk ci bu toog naan non association booy jàngee la dañoo bëgg lu yomb booy dañuy teg xel dañoo bëgg a organiser nangam fii la xarit jaar booy lañ bëgg a jël rek non nañuy dem di bokk sa koñ la doo demee toog nit ku nekk xam nga lu yenu maanaam soo demee toog buñ fa waxee lu am njëriñ nga jël ko buñ fa waxee loolu amaloon njëriñ nga dem yow sa bopp bu mu nee volontaire comme yow xam nga ni yow nit ku baax nga nit ku am ay vision nga nit ku am ay objectif nga yow sa bopp jaayanteel nga jug dem xëcc ay jeunes yu mel ni yow ngeen fexe taxawal dara ngeen jéem koo def ci seen koñ ndax bu ko ñëpp defee roy ko ci yow def ko ci sa koñ kii def ko ci koñum kii def ko ci koñum bu ko defee tey Sénégal doo doon problème ndax benn jeune dootul xaar ci état bi dara di créer ay petites entreprises di créer di bokk ay natt boo leen tegee ay natt ngeen mun ngeen créer ay poulailler créer ay poulailler yi nga xam ne nii collectif ay 10 personnes ñoo koy bokk bu yàggee ngeen am li Xaadim Ngom am ngeen am sédiment mais moom benn nit la woon mais pourquoi pas mënuñu boole suñu doole ñun jeunesse bi di créer des sociétés des partenariats yoo nga xam ne nii ça va partir de rien du tout et ça va devenir une grande chose loolu lu mën a nekk la mais jeunes yi tey dañ leen gëmal ni ñoom topp rek moo leen war sa papa bu amee da ngay toog xaar mu may la sa mag bu amee da ngay toog xaar mu may la di xaar nit ñi génn la ci wala état bi ñëw fay may jox la sa bourse ngay doog a nekk xam nga donc loolu noonu yëpp tey dañ ko war a dépasser tant que ñi nga am mentalité boobu noonu tey Sénégal du gaaw a avancé gars yi nañu bàyyi nañ ci bàyyi xel te nag peut-être xëy na comme li ñuy wax dama koy gis ci réseaux sociaux yi gars yi naan génération bii moom c'est déjà perdu suñu génération bi c'est déjà perdu li ñuy wax mooy booy yi nga xam ne nii ay 5 ans la ñu am ay kii donc loolu rek mooy wane la gravité des choses donc même ñun bu fekkee ne mënuñu sacrifier wu pour ñun ñu jéem ko def pour suñuy petit frère ñu jéem ko def ñi nga xam ne nii mooy génération bii ñëw ñu jéem a fexe dëgëral dara Sénégal taxawal dara lu nga xam ne nii Sénégal tey jeunes yi ñëw fekku taxawal ko doon ay patriote di xam nga xam ne nii réew bi moom la soxla wala sama koñ nag ñu njëkkee ci koñ yi ndax bu ñëpp defee ci koñ bi rek pour man après dëkk bi yëpp bu ñu ko royee rek après Sénégal day jëm kanam donc ñu bàyyi ci loolu xel xam ni tant que mentalité yi changé wul Sénégal du mën a jëm kanam ñu defaraat mentalité yi bàyyi soxorante bi bàyyi tegante bët bi ku ci nekk nga xam ni sa wërsëg fu mu nekk di nga ko jëli yàlla bu nee sa wërsëg fii la nekk di nga ko jëli yàlla bu nee lii ngay am di nga ko am donc bul yaakaar ni kenn moo yor sa wërsëg nga gëm sa bopp xam ni tey yàlla mi la fi indi tey bu mu lay indi tàgguwul kenn donc du nit ñi ñooy définir yow nit bi nga war a doon wala fi nga war a mujjee donc loolu yëpp nga jël ko teg ko ci loxo yàlla te nag ci foo mënti nekk nga fay jéem a dox di fa jéem a def lu baax ci koñ yi ci ñëpp bu ko ñëpp defee rek yaakaar naa Sénégal dina mën a jëm kanam dinañ ko mën a dégg fu nga xam ne nii tey nañ xam ne jeunesse su Sénégal ay jàmbaar lañ ay bañkat lañ te dañuy dóor waar te am nañ ay esprit yi nga xam ne nii tey ay esprit de vainqueur la ay bañkat lañ ñi nga xam ne nii tey lépp lu ñu song dañ koy daan bañatee toog di xaar politique yi ñëw di ñu utiliser di ñu jox ay 2000 solo ñu ay tiset ñu leen di tàccul loolu yëpp Sénégalais yi dañ ko war a dépasser
dañ ko war a dépasser ndax tey xoolal Sénégal ay yi pays yi mu démarré ndool yi nga xam ne nii ñoo amandoo indépendance pays yëpp bàyyi nañ ko fi te boo xoolee ñooñu ñëpp si seen jeunesse lañ investir yow nanguñu investir si yow investir si sa bopp defal sa propre investissement jéemal créer des opportunités pour toi-même bu ko defee après yàlla jàppale la donc loolu laa indi woon tey pour gars yi ñu waxtaan ci bu baax a baax xam naa sujet bi tey xam naa du gudd noonu gars yi bàyyi ci xel bu baax mentalité yi ñu jëm ko defaraat bu baax ama góorgóorlu ci mën a conseil boo may say raq nga conseil leen teg si yoon teel a orienté booy ñu xam fu ñu jëm surtout loolu tamit maa ngi ko bëggoon fàtte surtout orientation surtout booy yi jàng yi ñiy def troisième war a dugg lycée ëllëg da ngay gis booy bu nga xam ne nii day bëgg a doon médecin mais xamul sax ban série la war a dem du comprendre léegi ñi ñuy conseil d'orientation boo xoolee léegi amatul école ñu wax booy yan série lañ war a jël ci yan matière nga war a être fort pour nga xam ne nii tey boo bëggee doon scientifique série S nga war a jaar S1 S2 loolu nga war a reyante maanaam kon fexeel yow bu matière scientifique yi nga aay si comme tamit matière littéraire yi nga jëm ci rey sa bopp matière scientifique yi da nga cee war a ay maths PC SVT nga aay ci trop xam nga di ci am tableau d'honneur jëm kaw boo ko munul nga bëgg a doon médecin ëllëg xamal ni c'est tombé à l'eau munul nekk boo bëggee doon avocat genre affaire yooyu noonu lépp ci wàll yëngu ci wàll littérature poète poésie ak yooyu mun nga nekk S mun nga nekk L mais nga gën a farlu ci série littéraire yi ngay lire lu bëri di lire ay poèmes di def ay recherche yooyu noonu yëpp nañ koy wax suñuy raq yi nga xam ne ni dañuy ñëw bëgg a doon ëllëg parce que loolu tamit dal na ñu bëri jeunes yu bëri Sénégal dañ leen jàng di tëñëx boo ko laajee lu mu bëgg a doon sax du ko xam ba troisième duñ la mën a wax lu ñu bëgg a doon ba terminal duñ la wax ban orientation lañ mën a am donc jaay dañuy jàng nii rek pour la forme di am moyen di passé mais savoir bi du fa nekk moo tax léegi boo gisee bu ñuy exprimer wu mooy loolu ba ci man mii ba ci keneen ak keneen bu ñu exprimer wu da nga naan ñii jaar ñu école te loolu yëpp système bi la te loolu yëpp lu ko war a mooy mentalité bi mooy parents yi ci boppam surveiller tuñ seen doom yi orienté wuñu leen dañ leen di yabal la demal jàngi pare nañ ci xamuñu ban compo ngay def xamuñu ñaata moyen nga am parfois y a des parents yoo xam ne ni xamuñu sax seen doom ban niveau la nekk troisième la nekk wala CM2 la nekk donc yooyu noonu yëpp ay mentalité la yoo nga xam ne te loolu tey mooy yor réew éducation jàng moo yor réew donc boo toppatoowul sa doom yow orienté ko ba mu xam fu ñu jëm ëllëg kooku tey nan lay mën a doonee dara ci réew mi ëllëg xam nga bu ko defee ñi bëgg métier tamit ne la métier laa bëgg nga jàppale ko mu dem def métier bi mu bëgg bu ci teelee dugg teel koo mokkal day teel a ber daaraam am lu mu yoral boppam mën laa yor yow mën a yor njabootam ëllëg donc loolu noonu tey nañ ciy bàyyi xel mais Sénégal boo xoolee éducation bi nga xam ne dañuy réprimander rek xale bi bu jooyee bëgg dara lu nga xam ne lii sax yàlla may na ko ci doon sax ñu dóor ko ne ko waru koo bëgg kooku lan lay doon ëllëg parce que li mu bëgg te yàlla may ko ci boo ko ci jàppalewul moom lan lay doon ëllëg day dem defi lu mu bëggul looloo waral tey ay corruption yi ñuy wax yëpp looloo ko waral nit ñi def yenn métiers ñu leen di corrompre ñu koy nangu c'est parce que du seen métier de vocation bëgguñu ko dañ koy def ñàkk pexe ba pare ñu leen di fay des sommes yi nga xam ne nii arrangé wu leen mënalu leen dara nu ñuy def bu fekkoon seen amour la dañ ko bëgg métier bi ñoo ko choisiral seen bopp lu mu métti dañ koy gérer dañ koy def avec plaisir donc loolu noonu yëpp tey ay faay la yu nga xam ne mi ngi ci réew mi duñ ko wax kenn du ko waxtaanee te yooyu noonu tey moo waral tey Sénégal tardé bu mu tardé nii tey ñu tardé bu nga xam ne nii dafa extraordinaire parce que am na ay efforts yi nga xam ne nii mi ngi am ñi ngi jëm kanam mais réseaux sociaux yi aussi tamit ñëw na dooleeku ci mais jeunes yi nañ ci gën a bàyyi xel nañ ciy def lu nga xam ne nii tey da leen di jariñ ñu bàyyi fo bi xam nga ñu ngi leen di gëmloo ni caaxaan bi moo leen di may xaalis mais xaalis boobu noonu tey du xaalisu dara xam nga loolu du xaalisu dara da ngay gis li nga xam ne nii tey affaire yi nga xam li ñuy def amul benn xorom c'est vrai que ay reetaan loo nit yooyu yëpp dëgg la baax na mais daf si am yoo xam ne nii dafa ëpp te dafa déplacé te ñi ngi ciy influencer jeunes yi te nekkul jeunes yëpp mën a dem di def lu nga xam ne nii tey amul benn maanaam yow da ngay jaay sa dignité quoi pour lan nga am xaalis gaaw a am xaalis xam nga ndax dëkk bi dafa metti mais aussi àndal ak ngor nga xam ne yàlla mooy maye te loo war a am di nga ko am ëllëg loo war a am di nga ko am boo bëggee dara jàppal loolu nga gëm ko bu la kenn désorienté nga gëm ko nekk ci rek bu ko defee suñ borom dina la jàppale maa ngi jégalu ci transpiré maa ngi ñàkk nii sax ci wax ji mais munul ñàkk te chaîne bi aussi dama leen di expliquer du seen moom seen professionnel wala genre affaire yooyu benn jeune la boobu ay opinion am rek di ko partager toog nii di ko partager comme yéen ni muy ñëwee ci man nii laa leen koy waxee préparé ma bindu ma dara dafay ñëw nii rek ma am sama thème pour bëgg ko partager ak yéen dama koy partager jeune yu bëri mën nañ def lii am na ñoom ñi seen kër yi ils ont des idées am nañu idées yu extraordinaire mais tey Sénégal
boo waxee ñu ne la diw dafa waane diw dafa bëgg lii diw dafa bëgg lii moo tax ñu bëri bëgguñu génn di wax pour nit ñi di ci jariñu te ñiy wax ñu bëri nekk ci télé yi wala ñoom ay chaîne waxuñu dara lu jariñ sénégalais yi lu nga xam ne nii da leen di jëmale kanam donc jeunes yi laay wax ñu osé ku ci am loo wax utal sa portable ubbil sa seen YouTube nga dugg wax ko boo mënee créer association sa koñ nga créer wax ji ñu boole ci jëf di am ay association di bokk ci ay association di jéem a xool nan la ñuy jëmalee suñu réew kanam donc loolu laa leen indiloon tey jii di jégalu nag ci guddaay bi di leen remercier aussi bu baax di wax tamit ngeen abonné partager vidéo yi bu baax ngeen jàpp ci partage yi bu ko defee gars yi gis ko xam ni jeunes yi tëdduñu di nelaw am na si ñi nga xam ne nii am nañ des idées ñu ngi koy partager li ñu metti ci réew mi yëpp aussi dañ koy wax aussi balaa maa fàtte tamit gars yi ñaan jàpp ñuy partager ay photo Abdou Karim Gueye pour gars yi bàyyi ko parce que gars boo xam ne nii tey li ko dal nii yëpp tey bëgg réew moo ko teg xam nga Sénégal la ngay gis ku bëgg réewam di jaral ñu koy jël di ko tëj di bàyyi des politiciens yi nga xam ne nii tey saaga lañ nekkee ci town bi sàcc xaalisu town bi lañ fi nekkee ñu leen di bàyyi di tëj ki nga xam ne nii tey diine la doon xeexal di ci wax ba xëy na la mu wax ëpp na mais tamit bëri na ñu def lu ko gën a garaaw lool te tëjuñu ko donc da leen di déranger moo tax ñu tëj ko te wax ko dëgg moom ama sa jaar-jaar du yomb moom tamit ñu koy encourager di wax gouvernement bi ñu bàyyi ko xam ne bandi yaa ngi seen biir sàcc yi ñu ngi seen biir ñoom war nañ gëstu ñooñu jël leen tëj leen te tijji innocent yi nga xam ne nii tëj dañ leen tëj ci kii di wax gars yi bu ñu découragé si combat bi bu ñuy partagé si statut yeeg yooyu gars yi di ko gis xëy na dinañ am clémence ñu jégal ko bàyyi ko mu dellu si njabootam ak feebar bu mu feebar noonu loolu laa bëggoon wax di remercier ñëpp di sant ñëpp di wax gars yi ñi dem abonné ci chaîne bi partagé chaîne bi pour gars yi jot ci xam ne jeunes yi ñi ngi wax seen xalaat di remercier ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax jaa ngeen jëf xam naa ba beneen yoon ci beneen vidéo. bu dee jullit lañ ñu fexe ba li yàlla buggul ñu fexe mu dañ ci réew. waaye nag tubaab yi loolu tubaab bëgguñ loolu de. mais tubaab yi nekkuñ ci dëkk ñun ñoo fi ne. ah mais tubaab ñoo jiite àdduna bi Karim. mais xam nga loolu c'est professeur xam nga loolu c'est-à-dire ay wax la ay tubaab yi ñoo jiite àdduna bi. waaw mais fi mu toll nii révolution bi nekk di am ci wàllu xel ci wàllu xam-xam dafa yaatu na. waaw mais xam nga sàggan mënu weesu li Serigne Touba xeex li mu liggéey yëpp ah mu yem Touba yeggul Mbàkke. ah loolu de moom musiba la. te Serigne Touba ñaata 7 ans demal ci Alaaji Maalik résidence surveillée li mu jàngale yëpp ba léegi mënuñu fexe ba dóor ko ci école yi dañ lay jàngal Einstein Charlemagne ay ñoo xamante ni boo xoolee bu ñu dul góor jigéen ay franc-maçon lañ donc kon y a problème léegi kon nan la ñuy defaree jikko yi professeur. ni ñu defaree jikko yi moom laaj bu am solo la Karim